combat boo xam ne tu t'es dit que combat bi mystique moo tax ma gagné ko wala ay combat yoo xam ne nga tu t'es dit que mystique moo tax ma gagné ko. waaw boobu nag amagul. waaw maanaam ma bëri rek xam ne kii tey daan naa ko fi mystique. amaguma ko. mais loolu benn am nga bu la daan boo xam ne da ngay xam ne mystique man. waaw loolu waaw. day am. mais est-ce que ñeneen ñi nga daan xalaatul ni yow. waaw ñoom tamit mën na nekk kon noonu. mën naa ko bañ a xam mais mën na nekk. ñaata ngay dépensé ci mystique ci. waaw fi mu nekk nii may wax ak yow nii nag wax dëgg yàlla dinaa dépensé ci mystique xaalis mais li gën a am importance mooy liggéey bu sérieux am say moniteur am ñu lay suivre am ni ngay lekk am ñu lay toppatoo voilà damay poser question parce que man jigéen laa nga dem nga xam ne sa borom kër maanaam dafay am ay combat yoo xam ne dafay bëri coow moment yooyu naka la sa soxna di ko dundee ak say doom doon na lu xaw a compliqué waaw sa famille surtout waaw sama yaay sax laay njëkk a wax parce que xam nga boo yoree ñaari doom yu bëri dafay metti sa yaay du nekk ci jàmm bu tëddee sax day yeewu sax di julli di la ñaanal tellement que day metti sa papa miis na ko mais moom donte ne miis na ko parce que suma papa mbër la woon samay doom nag wax dëgg yàlla ba ma sentir ne maa ngi ci làmb dañuy màgg nekk ak man ñaar ñi yóbbu naa leen daara ñuy jàng alxuraan mais ñeneen ñi ñu ngi fi ay xale lañu mais ñi nga xamante ne daal pour mu am satisfaire bi nga xamante daf may neex dama yóbbu sama doom mu jàng alxuraan bugguma man li may dund mu koy dund wala mu koy xam bien vrai que nag yàlla mooy nattoo ay nit mën naa ko bañ mu bëgg ko mënuma ci dara mais li ma war sama diggante ak suñu borom mooy ñu jàng alxuraan bu ñu paree nag lépp lu ñu bëgg nag man ànd naa si sa soxna ma ñëw ci loolu combat yi mag yi nu mu koy dundee waaw sama soxna aussi tamit da koy dund rek kon ni ko ñi ngi dundee am na ñoo xamante ne duñ sama soxna mais bu may Balla Gaye di bëri ñi dañuy xëm ñi di werante ñi si mais kon moom aussi tamit soxna la xam na li jëkkër bi def dina seetaan kay booy bëri nii dina toog jàkkaarloog télé ah bien sûr man bu may bëri sama papa day toog seetaan sama yaay day seetaan non sa papa bien sûr waaw mais sama yaay sax day seetaan waay dañ la wóolu moo tax waaw non mbiru yàlla la mais man su ma juumul combat bii di ñëw contre Bombardier même jour Sa Thiès day bëri. non donc suñu dañ ko avancé quoi. combat bi avancé na Sa Thiès voilà je pense que c'était le même jour c'était pour savoir. non mois de juin. ok ci la Sa Thiès normalement di bëre wala ñoom Forza Pakala. waaw Forza Pakala Sa Thiès. Moussa Ndoye voilà léegi. Balla Gaye Bombardier juillet. HBK Balla Gaye dañu waxtaan léegi ci benn combat am bu am solo ci carrière am. Tonota la muy digganteem ak bopp Yaxya mu nekkoon combat boo xamante ne mën nañ ni préparation yi wala avant combat bi di taxaw fu ñu mus a toog. Balla Gaye la ñuy dégg mu demander Yaxya. c'est Balla Gaye qui demande à lutter contre Yaxya à chaque fois. mu jëm ci combat boo xamante ne à chaque fois c'est le jeune Boy Niang qui demande à lutter contre Balla. nga toog bu est-ce que toog nga analyser loolu nga ne man maa daan dëkk mag ñi fi nekkoon. tey booy bi moo ñëw dëkk si ma. est-ce que xalaat nga ni li nekkoon ci yow mi ngi ci. moo nekk ci booy bi. ba tax mu dëkk la. waaw dafa am nag ci sart yi nga koy teg. man dama dugg ci làmb suma papa Omar Dia du ma bàyyi yaakaar naa maa ngi koy nuyu passage. Robert Ress moom. premier combat laa bëre ma dem taxaw ma ne leen nañ ma jox ponkali. waaw. ñu ne yan ponkal ma ne leen ponkal yi fi bëri ñëpp maa leen mën. boobu ay 17 ans 18 ans laay am ay 19 ans. ok. mais nag bokkul Modou Lo toppoon na ma fi di ma laaj même génération lañ ay at ci at dama ko bàyyi ci biir ba yàlla dogal ñu war a bëre. ma am ci ndam. làmb aussi tamit noonu la demee tey li Balla Gaye def ci làmb ak lu ko yàlla jagleel li nga xamante ne prouvé na ko xale yëpp ñi nekk ñi nga xam génération bi di ñëw bëgg nañu bëri ak Balla Gaye te buñ sañoon tey ñu bëri ak Balla Gaye de daan ko. waaye nag man wax dëgg yàlla làmb dama ko respecté dama ko fonk te dama ko jox cër magante wuñu li tax ñi naan mag dëgg la moo tax nag aussi tollooguma sax fu may ñàkk de respecté combat bàyyi naa ko xel nag aussi ne yàgg na ma tëkk te xam naa ne làmb trop tard dinañu boole ñu bët mu ne li mu def ci làmb ba bëreeg ponkal yi booy yi defagun ko pour bëri ak moom loolu la bëgg a expliquer loolu la bëgg a expliquer. waaw non dama koy indil boobu ne ko du ñu benn. waaw boo xoolee kase da nga naan waruñoo bëri. boo xoolee palmarès da nga naan waruñoo bëri. amul lenn li nga xamante ne boole nañu ci làmb du palmarès du kase mais nag mbégte sénégalais aussi tamit laay xool. parce que tey toll naa foo xamante ne ci làmb
porteur de voix la lépp lu ma wax nit ñi dañ may déglu lépp lu may def nit ñi dañ ciy bàyyi xel da ngay xool seetaan làmb ñu ne cey bu doon Balla Gaye waaw nga dugg ci làmb nga ne bu doon Balla Gaye bu tuusee day neex kon loolu nag donc dama leen ni delloo njukkal sénégalais yi ndax lépp lu ñu bëgg aussi tamit dama ciy nekk waaw koy cëy bu doon Balla Gaye Eumeu Sène Lac de Guiers loo ci wax waaw bëri nañu sénégalais yi kontaanuñu bëri nañu mais sénégalais yi kontaanuñu parce que dañoo namoon làmb bëggoon saison bu tijjee ñu bëri xeex xëy na nag aussi tamit doo ci ŋàññi kenn yàlla moo ko tuddee noonu donc ñu xam ne gaa yi ñu ne da nga toog sa kër quoi di naan wuy bu doon mën la dina jeex mais âge Bécaye am na loo xam ne ci li Balla wax dafa am solo c'est-à-dire que làmb dafa nekkoon en perdition nit ñi dem ba làmb commencé sax soof bien sûr moom ci li muy wax moom image am dafay delloo si làmb dafay delloo làmb comme ni ci Tyson tollu woon ni ci Moustapha Gueye tollu woon ni ci ñoom papaam tollu woon donc dina am benn leader charismatique boo xam ne làmb moom daf ko war a utiliser pour mu mën ko relancer mën a pacifier aussi les bonnes relations qui existent seen biir ñoom war nañ ko mën a huiler de sorte que nit ñi ñeme tëgg làmb parce que aussi tamit waruñu jël làmb rek daal di ko collègue violence parce que les gens aiment la lutte au Sénégal exactement il faut que ñoom ñi nga xam ne ñoom ñooy les leaders fexe delloo si làmb li mu am beneen image ñun bi ñu nekkee xale dañ daan gis grand yi bu ñu daan sol ay ñetti abdu ay mbaxa dem làmb sañse daal di dóor seen ay affaire dimanche su làmb nga xam ne grand yi dañuy dem tey làmb ja déjà nga gis leen ñu sañse mais làmb boobu moo gënoon a civilisé mais mën na nekk mais ñoom aussi tamit dañu am rôle bu ñu ci war a jouer ci war a jouer di conscientiser aussi tamit seen i ay supporters supporters. pour mën a attirer aussi tamit les partenaires parce que partenaires yi ñooy joxe xaalis bien sûr. su fekkee ne nag ñoom it bu ñu nee dañuy nar a joxe seen xaalis ci milieu boo xam ne c'est tout le temps de la violence daf leen di xaw a retirer loo moo tax ñoom dañ ci war a am Discours bi rôle ci war a am. am rôle bu ñu war a jouer régulièrement di wax di ñaax supporters yi ne leen nañu bàyyi loolu parce que c'est à leur détriment c'est des porteurs de voix wax na ko léegi dafa am solo c'est des porteurs de voix parce que yaa ngi gis keroog li xale yi def xam ci nga arène loolu nationale. moom amul kenn ku ko rafetlu waay parce que tey da ngay gis fans club ñu bëri dañ ñaan dañuy ŋàññi fans club man bon bu may bëre bokk ak su may fans club damay toog waxtaan ak ñoom ba ci combat bu mujj bi may bëre ak Modou Lo dama leen parcelle lañ jëm mais nag aussi lépp rek na rafet parce que ndam ni génnu Sénégal quoi mais nag bu ñu génnee da nga siy gis ay violence yoo xamante ne aussi nekkul ñi doon seetaan si ñoo ko indi am na ñoom dañuy taxaw xaar Dëgg la, làmb jeex ñu profité ci waaw bien sûr loolu moo ci am dëgg la mais làmb dafa bëri bayre làmb bi maanaam boo nee làmb rek lépp ñii dañ ciy sóor violence bi ñii dañ ciy sóor agression bi mais bu génnee la coow li am waaw kon donc vraiment loolu kon ñun làmb moo ñu nattu ci làmb képp kuy supporter wala ngay fan sa club da ngay respecter sa mbër respecter ñi nga xam ne aussi tamit ñu ngi toog di la seetaan parce que say waajur bu ñu la bàyyee pour nga seetaan dañoo bëgg pour nga dem seetaan sa mbër supporter ko nga ñëw toog ci jàmm ci jàmm ak salaam ñibbi si jàmm mais bu ñu la séenee tey nga nekk yor sa paaka wala yor sa jaas yi wala daaj nangam 16. loolu mbër bi rek déjà rafetlu ko waxuma la ak say waajur am je crois que Mamadou waaw am nga benn micro trottoir boo def ci làmb ja waaw ah yaakaar naa Bantamba TV TV. ñu wax ci combat Boy Niang Balla Gaye yaakaar naa Karajo bu dee loolu moo disponible ñu xool lan waaw ñu xool lan la ñooñu ñëpp ay adversaire am lañu mais ñooñu ñëpp na bëre ñoom. waaw Balla Gaye di ko wax mu jël Boy Niang rek waaw neexal làmb ji moom bu bëree làmb ji neex na jël Boy Niang bëree ak moom. grand contre petit bi soxla nañ ko. franchement amul lu ma laaj parce que dafa war a jël Boy Niang bëre ak moom loolay làmb ji waa ju bari ji mu fi nekk di mbel amul solo Balla Gaye de na jël Boy Niang bëre ak moom bu bëggee neexal làmb. Balla Gaye 2 Boy Niang loo wax waaw man Modou Mbaye mooy li may wax rek man mbër laa te mbër laay doon fekk maa ngi bëri mais damay liggéey fekk maa ngi nekk ci métier bi mosoo leen dégg ma ne dama bañ benn mbër mosoo leen dégg ma ne dama daw benn mbër fii mayente sens amu fi liggéey moo la war a tax àgg fi nga war a àgg te lu amateur yi bëgg man pare naa dama bëgg mu leer pour laajte yi jaru muy bëri wax ji jaru muy bëri
lu amateur yi bëgg naa lu Sénégal yi bëgg naa. mais Boy Niang kii di. ku ma joxoon avance léegi promoteur fekk ñu may wax ak yow nii. waaw na avance Boy Niang ngi nii. lu amateur yi ñoo ko bëgg. ñoo ko bëgg Sénégal yi ñoo ko bëgg. am pare naa amul problème. information baa ngi noonu. wax ji Farankulaay na. wax ji Farankulaay. waaw Balla Gaye léegi Balla Gaye Boy Niang. waaw Modou Lo. Ama Baldé. waaw. lan la war a def ci làmb taala laaj boobu laaj taala ñaari combat yooyu. waaw li si lamb xam nga Balla ndaanaan kul fidrin parce que man bon xëy na dañu xamee ci football wala yooyu ci basket lu mu mënti doon te dañuy dem làmb ja. ban moo dàq Karajo mu ngi may laaj sama réalisateur mu ne ban moo dàq. mais non man gisuma bu dàqa. non am na bu ñoo tolloo. Ama Modou Lo dàq ko yombul de. maanaam combat Balla ak Tyson. waaw parce que boobu mi ngi dugg ci dans la cour des grands. te dafa mel ni bi Moustapha bi ko Tyson di laaj. waaw xam nga ba madame Elisabeth toog. ñu war a patamee làmb ji. ñu bañ waa Fass bañ. waaw ñu naan waa Fass yi xam nga di ñu bundu xatal yooyu. biscuit yi Saalum yi nekk fa bari wax jour boobu xam nga donc bi Balla di laaj Tyson ma gis seen ay. signature ba. xam nga ni Balla ñemee un monstre parce que da nga naan Tyson c'est un monstre. xam nga nekkoon ci au summum de son art. Balla ñëw ñeme ko. défier ko. ouvertement ba pare di ko menacer. waaye yow mais di ko def yoo xam ne maanaam mais kii nit la. dafay mel ni ay yamb yow ñooy ne. sax da koy seetaan nga waaw mais. Alaaji Papa Dieng Ama Baldé Modou Lo Balla Gaye Boy Niang bu gën a neex. ñaar ñëpp neex. Père nag tranché nag Père joxal benn combat. neexul tranché de. neexul tranché de. parce que Boy Niang état bi mu indi ci présentation bi. waaw c'est un adversaire très sérieux. waaye. te moom tamit dafa am lu mu gëm. dafa am caay-caayu làmb. bëgg na combat bi trop. ay mbër ko yar. et puis dafa am caay-caay. xam nga làmb boo amee caay-caay. il faut que dajeeg ndaanaan pour mu xam ko. heureusement ki muy bëreel xam na ko. ndax yàgg naa sóor ni dina bëri ak moom dégg ngeen li mu wax. bu doon ren di déwén wala at bi ci topp. muy combat boo xam ni combat bu sérieux te boo ñaa combat bi def ci teg bakkanam puisque day ubbi làmb puisque daan naa Balla rek ndam la. day ubbi sa àddina. loolu nekk ci bopp bi. moo nekk ci bopp bi. te ñu ko wër loolu ñu def ci boppam. entourage am loolu la ñu ko gëmal. mais mu nekk xale. Boy Niang nekk xale. war a am ñaari combat par exemple pression boobu moom. est-ce que moom tamit war na Tapha Tine roi des arènes. roi des arènes bu nekkagul roi des arènes. attan na ko de. Bécaye xam nga combat yi tam mu am solo. parce que Tapha Tine du jamais Tapha Tine combattant la. combat bu metti la. combat bu metti la am. combat bu metti génn ci Tapha Tine beneen affaire la. waaw ok ni kii amee problème ak Bombardier Boy Niang am na lépp loolu moom digganteem ak Tapha Tine. Tapha Tine dafa gëm ne am na doole mën na xeex xam nga ni ko yóbbu Bombardier ardo. dëgg la combattant nga. combattant la. donc combat la boo xam ni. waaw Boy Niang il le prend au sérieux mais bul fàtte ni ñaari combat yi dafa am kaañ bu ci nekk Bécaye. muy ban xaalis bi. te Bécaye nit bu yow xaalis lay wër. te Père li ngay wax ci Tapha Tine léegi Tapha Tine dafa am benn avance tuuti bu ñoom Balla am ci moom. certes moom moo baax mais dafa am benn avance bu ñoom Balla am ci moom. encadrement te ci combat bi dafa am lu am solo loo xam daf ko ci war a wane. pour retrouver sa place. voilà ci VIP. pour rattraper wu quoi. pour rattraper wu ci Modou VIP. loolu am na ko ndax dafa am xale bu ko yore bu tudd Alaaj Cuun doomu Colorado ki xam na Colorado moo daan yore booy bambara. ok Cuun. ndeysaan Colorado. grand champion kooku moo defar booy bambara. moo defar booy bambara doomam mooy Tapha Tine te mi ngi koy préparé sérieusement Tapha Tine mi ngi entraîné chaque jour mu nga gendarmerie di entraîné. combat mi ngi entraîné sérieusement. Boy Niang am na combat de. am na combat bu mag. ndax Tapha Tine dafa bokk ci ñi nga xam ne dañoo war a bokk ci làmb ji. am na jëmm ji am na taay bi am na doole bi. non roi des arènes bu nekk ko roi des arènes la moom. adversaire bu sérieux kenn boo ko xoolee doone ana mbër bi. mais staff dafa am solo. waaw staff la ginnaaw. waaw non mooy champion. parce que tey